li ma gën a bëgg mooy di la wax je t'aime nga ma koy delloo naan ma yow je t'aime bébé live I love you yow jàkkaarloog sa kanamu def effet soxlawul sax may naani café sumay janni bëgg naa sumay janni bébé bëgg naa je t'aime bébé Amis téléspectateurs de la RDV, c'est un plaisir de vous retrouver. Ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal lu bëri. C'est parti ci seen émission bi nga xamante ne mooy Talk to Zeka. Talk to Zeka nag dama fi fas yéene di ci ànd ak ay ndaanaan ay kilifa ak ci secteur bu ñu mënti nekk rek muy woykat bi politicien bi mbër nga ak sportif ci secteur boo mënti nekk. Inch'Allah dinañ ci ànd ak yow waxtaan ak ñëw alors suñu invité tey gis ngeen ko ba pare il s'appelle Demba Guissé du ku ñuy présenté fii ci Sénégal. Demba nuyoonte nañu woon ci biti ba pare léegi dama lay bàyyi rek nga nuyu ñi di seetaan. bon salaamaaleykum maa ngi lay siyaar Zeka maa ngi nuyu aussi équipe yi yëpp di nuyu aussi RDV bi yëpp nga xamante ni vraiment fi mu sama kër la. parce que li tax ma ni sama kër la. sama premier concours. fii laa ko gagné. ok saan dem si yàlla Mike ñu fi woon ay ñoom Jean. ñu fi nekkoon ak boobu xam nga. sànn boobu ki RV moo fi nekkoon. waaw c'était en 2000 c'est pas 4. ou 5 son premier concours fii la woon. triple XL la ma nekkoon fi meilleur chanteur. waaw donc di leen. concours bi noonu la tuddoon. triple XL waaw. triple XL la. XL donc fii laa njëkk a gagné ci concours vraiment nag moo tax su ma nee sama kër la. ah non sama kër la nag. alors nous rendons un vibrant hommage à Mouhamed Mike Gueye. di ko ñaanal yàlla rek yàlla xaare ko àjjana suuf woyof ci kawam lool. Quelqu'un qui a beaucoup fait pour la musique sénégalaise, la culture sénégalaise, mais quelqu'un qui a beaucoup fait pour nous les animateurs. Machallah, mu nekkoon suñu mag suñu xarit ñu nekkaan ak moom fii ci kër gi en tout cas ñu ngi koy ñaanal et nous pensons aussi à sa famille jabaram ak njabootam yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak waa Pikine yëpp. alors wax nga ko nee nga fii gagné nga fi concours tu as fait beaucoup de concours d'ailleurs on va en parler tout à l'heure mais sama première question mooy à quel moment de ta vie ci ban âge ci ban moment nga ne non man foog ma woy. bon bi ma nee foog ma woy. peut-être loolu est-ce que je pense ay 98 la. ok mais avant 98 même dama doon toppandoo ay woyu Ablaye Mbaye. en 94. Ablaye Mbaye bi mu génnee album nii la demee. waaw xëy na Ablaye Mbaye ñoo maase génération xëy na moom ak benn at. effectivement mais quand même bon comme ñoo dëkkandoo parcelle bi noonu mu ngi 5 man maa ngi indi 7. donc suñu rakk yi xamante suñu mag yi xamante suñu yaay xamante. may toppandoo ay woyam nag aussi. ma en 94 may toppandoo ak yooyu 95 16 17 18 ak yooyu. mais comme 98 laa bàyyi école. ma dem def ji mécanicien mais mécanicien yi moom xaw nañoo dee ak ay woyantoog yooyu boobu daal laa sentir ne que ma doon mais nag bi ma jógee foofu comme aw ma woon trop bon accès pour di dem ci yenn affaire di woy mais 2000 2001 2002 2003 nag ci laa nag jël décision nag ferme nag ne nag fii moom il faut moom ma enchaîner def ko métier carrément parce que même boobu maa ngi liggéey mécanicien nag même boobu yaa ngi liggéey ba may def sama clip jàmm en 2000 ba may gagné Oscar de vacances en 2007. boobu maa ngi def. mécanicien kon fu mu nekk nii sa oto bu paanoon balaa ngay woo mécanicien. non man damay xam man damay ñëw man mécanicien bi. damay bëgg rek mu lekk wërsëgam. ci man rek waaye wax dëgg yàlla nag paan jaaxaluma sama. paan jaaxaluma non alors Demba Guissé mu ngi noonu mécanicien bu laaxatu la. xam naa man comme que yow ay sorante wuñ su ma paanatee guddi yow laay woo. alors c'est en ce moment là que nga ne foog ma woy mais bi ngay commencé woy. alors xam nga Haalpulaar yi dañoo bëgg seen bokk. alors ñëpp ne espoir judd na. quelqu'un qui vient peut-être pour jaar sur les traces de Abou Djouba de Ousmane Gagné surtout de Baaba Maal. alors ñu sentiroon quand même un jeune boo xamante ne pour moom daal pour ñun Haalpulaar yi wala pour suñu mbokk yi dañ ne non kii moom pël rek lay woy.
waaw bon c'est vrai xam nga bi may soog a ñëw. wax naa ko sànq bi may soog a ñëw. bu may door a ñëw di soog a woy dama bëggoon affaire woy Ablaye Mbaye parce que Ablaye Mbaye moo ma gën a poussé à ce que ma bëgg sax woyu wolof di mimer et tout ça. ak ay rétro yu Youssou Ndour ak yooyu. mais côté pulaar bi moom. bi may def Oscar des vacances. waaw boobu ma aussi gën naa nekk xale. bi may gis waa Parcelles ñoom Carlou D jaar Oscar des vacances di fecc et tout ça. boobu man duggaguma woon. waaye man ci seen booy laa bokkoon. léegi nag may dem di xool ba yàgg comme nag moom daaw ma fecc Oscar. ma ne xaaral comme man damay woy wolof te man dama bëgg Baaba Maal aussi. xaaral may woy pulaar. may woy pulaar nag chaque instant rek am na répétition yu doon am si église ba foofu. ñoom Mariama Socé. ok bi mu kii ok. merci nos amis de Au Resto ñu ngi leen di remercier bu baax. Au Resto gis nga yaa ngi na nii. waaw yaa ngi na tarkal war da ngay dégg jàmm. macha allah. donc après. ma jógee foofu ci ñoom Mariama seen répétition su ma ñëwee rek dama gis kii orchestre bu soose yi di jouer. ma ñëw nag woy pulaar. mais pulaar bi nag sax bañ na ko sax ñu bëri dañu naan dem gis bu woyee pulaar muy gën a neex sax mu woy wolof. parce que la dañ ma koy wax. effectivement ne comme man dama yàgg bëgg Baaba Maal nag doon ko toppandoo aussi ma ne kon xaaralal nag ma jël Baaba Maal Oscar bu ñëwee rek ñu ne Demba Guissé mooy ñëw. ak ñooñu daanaka loolu moom ma gën a dugal sax ma dugg ci Oscar des vacances et tout ça représenté Baaba Maal sol ay 3 pièces ay tengaade ak yooyu quoi. léegi nag virus bi gën a dugg nag. ma ne nag non kon fii ma ko jàpp nooy na. donc mais quand même alpulaar yi. dañ ma gën a poussé. parce que boobu xëy na gisuma Baaba Maal. waaye maa ngi koy toppandoo ak yooyu. yàlla def ndekete sa Baaba Maal ak pam papa relation yàgg la woon. parce que tey boo dégloo sawaale ndokke maram sawa jibi gi sawaayu ko doon jibi gi sama ko papa la. ok ay Ibrahima Guissé yi mu doon woy tout ça ñëpp sama yàlla ko papa la ñu et tout ça. mais sama papa moom domaine am du woon ci côté musique yooyu. moom dafa nekkoon ki aéroport donc di fa liggéey mais avant mu doon retraité ñoom Baaba Maal Mansour Seck ay mbas ñoom bu ñu doon ñëw tey sama papa moo leen toppatoo et tout ça xam nga tombeek nag ay rakkam aussi nekk ay xaritu Baaba Maal. donc relation boobu nag continuer Baaba Maal laa toog mu waxaat ma lépp na ma sa papa. bokk na ci lu gën a tax ma téye la ndax dafa am teraanga bu bare bu ñu siq ak moom boole nag nga ñëw bëgg ma nag donc tey loolu sotti ci ak def si la mais quand même alpulaar yi nag vraiment su ma si wax sax damay kontaan parce que dama fier ci nekk ko donc góorgóorlu naa nag ba sama yaay wolof pire la sama yaay ma góorgóorlu nag tey ba ñi mu jur ñëpp man kese maa ci wax pulaar maa ciy woy pulaar maay dem tourner en pulaar maay tey discuter en pulaar donc tey Pendo tey mu ngi def benn enregistrement ak ñoom je pense ñoom Youssou Ndour rek yooyu Pendo mais day jege alors oui kër waaw mais dem ba léegi pulaar laa bëggoon nga wax ma ci lii nii non yàlla dimbal na ma ci loolu donc sant yàlla baax a baax pour wax la nag kenn boo nekkee alpulaar doo ragal dara xam naa sàndiwuma xeex séeréer yi nag quoi nekk xale dem ba Mali comment tu t'es senti une fois là-bas un pays dont tu connaissais pas des cultures peut-être qui sont un peu différentes des nôtres waaw xawoon na métti nag tuuti parce que waxoon naa fii laa njëkk a gagné concours après beneen concours bi amaatoon yu amee woon yëngu leen y avait ñoom si jury bi Guissé Pène ñoom Ousmane Faye ñoom Pa Assane xam ñooñu kon ku leen xam-xam ni ok ak ñeneen ñu nekkoon ci jury bi donc foofu la concours bi njëkkee d'abord Kasanga Sénégal fii lañ ñu ko njëkk a def bi ñu ko defee nag ma nekk meilleur chanteur boobu c'était en 2010 non 2010 boo fekk gagné naa Oscar de vacances gagné naa triple XL 2010 ma gagné ko foofu ñu nag léegi nag ki gagné fii nag moom moo war a dem représenter Sénégal fële ca Mali affaire bi xaw ma jaaxal en français ba leerul en français Dakar la moo tax bi ma yàlla dimbalee ma dem ba ñëw nag ci laa mën a nag di exprimer wu en français parce que bi ma fa defee concours ba pare def naa fa ay émission en français télé yi parce que dañu wax wolof xam nga bi may dem maa ngi naan ay waayu français bi leerul en français njalaxaan la pulaar lay làkk donc wolof bi dégguñu ko foofu te bambara ñoo fa nekk moo tax voyage dafa doy waar trop vraiment ma dund nag lu bare ci nga nekk xale nekk xale xaw ma aw ma booy dem ménageur demul staff demul kenn demul yow kese yaa demoon kese amul kenn ma lon ko sama guitare ñu daggal ma billet ma dem ñi ne nag léegi le sénégalais le malien ivoirien bi waa Côte d'Ivoire bon façon bu nekk dëkk bu nekk Niger ku nekk léegi nag ñu boole ñu suñu def concours yàlla dogal chaque jour
chaque vendredi mooy nekk concours bi. ok concours bu ñëw rek. dañ lay éliminer boo réussirul da ngay ñibbiwaat dañ lay dagalaat sa biir rapidement nga dem. nga ñibbi concours bi war a durer 3 mois. ok mu nekkoon décembre 2001. astafurlah 10. 2010 laa fa nekk décembre bi. chaque vendredi ñuy éliminé. chaque vendredi ñuy éliminé. chaque vendredi ñuy éliminé. ma dem ba mu des ñaar. te nekkoon nañu nombre bu nekk. waaw j'imagine yàlla dimbali ma dem ba nekk ñaar. benn Guinéen bi doon aw Seko Ba Bambino ak Mori Kanté. mu tudd Jamono Condé man ak moom nag mu nekkoon guerre demoon na sax ba. mais est-ce que yow boobu xamoon nga kuy Mori Kanté ak Seko Ba Bambino ci jamono jooju. xamoon naa la noonu nii surtout Seko Bambino mais bu ma demee laa soog a découvrir lu bari. parce que kon ba nga xamee ne kii moo leen di aaw. ok tiit nga de. ok bon moom nag dafa mën a way ba doo comprendre. non mais quand tu parles de Mori Kanté et de Seko Ba Bambino awu katam. ok léegi nee foofu man ak moom. moo tax il faut des fois suñu autorités yi. di ñu jàppale. c'est important. parce que amoon naa problème mu. Mankeur Ndiaye. Mankeur Ndiaye moo nekkoon ambassadeur bi foofu. jamono jooju mais jàppale wu ma woon. pour dire vrai waaye ñoom guinéen bi. seen ambassadeur bi dafa ñëw ba ci biir kër gi ba ci case bi ñu nekkoon jàppale ko moom. macha allah jàppale ko ci ay ticket am na sax ñu ma ne. xëy na li tax femme bi jël première ma jël deuxième bi aw ma jàppale ci sénégalais yi. effectivement y avait personne ndax man festival mondial des arts mu ma fekk Mali. ok seetaanu ma ko parce que amuñu woon droit seetaan télé. ok parce que dañu tere woon loolu yëpp quoi parce que nag dañu dimbali woon moo tax que ma am possibilité di woy bambara. soose pulaar et tout ça. parce que boo xoolee ak culture pulaar ak bambara bi. daanaka benn la. xam nga mun dañ doon toog. ñuy seet si ñi def duo ak les grosses pointures yu nekk biir Mali. mais vraiment li ma xawoon sonal tuuti nii. mooy que suñu autorités yi jàppale wuñ ñu woon ñun bi ñu nekkee foofu noonu. xam nga demoon nañ seet leen ñu ne après nañ si jàpp et tout ça xam nga parce que foo dem am na ay sénégalais. xam nga donc sénégalais yi ñëwoon nag def ay drapeau vert jaune rouge et tout ça mu yëg sama yaram daw. vraiment mu wóor ma ni ñoom ñoo jëndal ticket seen bopp. et tout ça am na sax ñu may wax ni que ne xëy na suñu jàppale woon ci ay ticket jëndal ko ñi nga xamante ne ñooñu wala ci vote yeeg yooyu. waaw donc ñu ci gën xam nga mais ma sant yàlla nag. ba jël deuxième waaw ci nombre de personnes ba fa nekkoon même les Maliens. man Sénégalais bi maa leen gagné. donc yàlla dimbali ma vraiment may dem ba jël deuxième Guinéen bi jël première. mu nekk nag séjour boo xamante ni. voyage boo xamante ni. lu ma mën a am ci sama àddina même yi ma doon dem ay Europe ak ay Suède ak Malte la Jolie Lyon yëpp. bu Mali bi moo gën a neex. non sérieusement parce que jàng naa fa ay affaire yu bari bari. 7 heures lañ doon yeewu. ñi yeeñu. Fallou Dieng fa la ma fekk. parce que artiste bu nekk day am parrain. Fallou Dieng fa la ma fekk. ok ñoo yeewoondoo mu jógee ki hôtelam ñëw fekk suñu foofu. ñu vraiment ñu tàngal ñu jox ñu ñun léegi da ngeen di tàngal kii lem ak affaire parce que ñoom moo tax Malien dañoo doy waar. tey culture bi musique bi dañ ko teg seen bakkan. xam nga ñi ñuy jàngal. ok ñu bari ñi nga xam parce que dama lay gis fii des fois ay basiku ay Ami Sakho ñu leen di invité. ci programme yi am fii mooy Fojeka et tout ça ñoom ñu déplacé wu ñëw te man ñooñu fële dañ doon nekk ñun di woyandoo ak ñoom wax li nit que di wax la tuuti ni que ñun des fois mën nañu am suñu artiste bañ ko jox benn dayo bi effectivement bu génnee jox gars yi jox ko boobu niveau parce que fële xëy na Salif Keita li ko tere woon ñëw dafa defoon tournée de 2 ans mais manager am tout le temps mu ngi woon ak ñun ñu waxtaan ak ñun et tout ça ñuy échanger ak les grosses pointures laax yu nekk biir foofu ñun def nañ duo ak ku nekk foofu noonu parce que niveau bi moo tolloon foofu quoi. ñun ay star la ñun foofu j'imagine. gis nga dañ doon am problème mu. génn parce que ñi dañ doon ñëw pour neexal les gars yi nekk si pour fay leen. pour ñëw visiter si ñu. mais man li taxoon nag ma xaw a neex. comme sénégalais. sénégalais fu mu dem ci àddina. non dañ koy jox valeur boobu. léegi nag suñu génn sax def sport nii. kii mu ngi ne diw mu ngi ne xam parce que loolu la ñu meloon quoi parce que dañu amoon émission bu ñu doon wax en quotidien boo xamante ni luy xew ci case bi rek chaque jour c'est à la télé parce que partenaire la woon ci télé bi ok te Africable ku ne xam télé la boo xamante ni vraiment macha allah très chouvi au Mali ok matin midi soir ñun ñooy nekk ci télé bi ok force boobu la ñu amoon nag ba yow bu ñu la rombee sax man tabaski bi ma fa tabaskee fa laa tabaskee imagine toi ma def fa 31 décembre def fa tabaski waaw bi ma fa tabaskee
non mais kenn mësul gis loolu. mais damay tabaski mais man même ni may demee dañ may topp ak caméra bi. su ma jullee ba pare dañ may topp su ma pare na bay def sàmbe mooy bala ñàq. waaw bambara. mais nga xam ni que vraiment. ñoom liggéey nañu woon ci concept concours boobu. tey valoriser nañ leen. jox leen kii bu yor macha allah moo tax nag du ma fàtte. Mali vraiment ma jàng ci lu bari ku ne fekk nañ fa ku ne. macha allah artiste star bu gis si fekk nañu foofu. moo tax vraiment daal. ndam da nga fa jëlee. ndam ok. parce que mu ñëwee nag gars yi ne waa mais waroon nañ la war nga dem xool ji ak yooyu bu fekk bon Macky toogagul woon nag. waaw je pense que. loolu Ablaye Wade la woon. 2010 c'était Ablaye Wade. ok 2010 xam nga. mais quand même sant yàlla nag. alhamdulilah ba jaar naa fu mu nekk parcours bu riche trop ci man may nuyu aussi sama mbokku Malien yëpp quoi. macha allah mu ngoog alors Demba Guissé qui revenait un peu moo doon ñëwaat ci li nga xamante ne mooy les concours qu'il a fait rawatina bi nga xamante ne marqué na ko trop bi nga xam ne def na ko 3 mois foofu ca Mali yenn saa yi damay gis Safia Diatta xam nga dafa sonal ñëpp mu lay installé naan la Demba fàtte xëy na fi c'est des images yooyu c'est très beau c'est très nice. sama noonu la. alors tout de suite ce qu'on va faire on va aller regarder benn portrait pour revenir un peu ci sa carrière boobu yëpp ba jëm yàlla tey parce que là on parle de 16 à 17 ans de carrière. Donc on va aller regarder ce portrait et puis on revient sur le plateau de Talk to Zeka. C'est parti. jaar-jaaru artiste bi di Demba Guissé am solo lool mu ngi dugg ci musique ci atub 1997 Demba Guissé bokk ci famille bu yëngu ci wàllu musique bi muy doon tout tànk nag la jël art bi doon nelaw ci deretam ndànk-ndànk muy forger bi les caractères ak mën-mën ndaxte daf ci juddu. Demba Guissé participer ci ay compétition yu bari ci wàllu musique ñu mën ci lim Carreau Noir Oscar des vacances ba pare jël raaya concours bi amoon ci 2007. Carreau Noir mu ngi jël ñaareelu place bi ci fukki dëkk ak benn bokkoon na ci sax Côte d'Ivoire Mali et France ak yeneen concours Case Sanga 3 amoon ca Mali. fi mu toll nii nag bind na ñeenti vidéo yuy jàll ci télévision yi bokk na ci jàmm génn ci 2008 ñàkk yaay génn ci 2010 way na tamit Nabi ci 2011 bind itam benn hommage ci chanteur bu mag bi di Baba Maal ba artiste bu mag boobu di rafetlu talent wam ba mu ci jógee nag la daal di way ci 2013 Mbife nekk wayu mbëggeel. Demba Guissé dafay jouer guitare di def tamit ay afterwork ñu bari di ko wuufu nekk ci wàllu aaram ca 2011 mu gagné concours xeex si bureau bi Youssou Ndour organisé woon noonu la dem représenté Sénégal festival La Voix Bamako dafay def ay tournées internationales ci dëkku tubaab yi bokk na ci Espagne Italie ak France. Merci beaucoup. Alors, Demba, un portrait quand même, bu ñu defee sa portrait après 17 ans de carrière, qu'est-ce que ça te fait? waaw sant yàlla xam nga lii dafa am solo mooy li may faral di wax rek. naan man dama sant yàlla. bi ma ñëwee ci aar bi. fekk naa fi ay nit ñoo xamante ni gisatuma leen fi. dëgg la. waaye bi ma ñëwee ci aar bi. am na xale yi ma fi fekk yoo xamante ni. fekk ñu ma fi woon autant. loolu la ñuy wax garab ci kaw lay fekkante. et xëy na yàlla moo ne carrière kii il faut mu jaar fii ak fii ak fii ak fii ak fii. mais damay sant yàlla. alhamdulilah xeebuma lim ma may. ndaxte c'est pas évident. ndaxte am na ñu fi nekkoon. nekkatuñu fi tey ku mel ne Assane Gueye. ku ne xam na ni talent bu extraordinaire la ndaanaan xam nga xëy na léegi mu ngi ci beneen business amoon na ñeneen les bastaay et tout ça xam nga am na benn génération boo xam ne man peut-être ni que xaw naa kii ak ñoom ok xaw nañu kii ci effectivement xam yéen a bokk génération on peut le dire ok léegi déggatoo ñu bare ci loolu xëy na ñu ngi ci beneen affaire di yëngu ji mais man tout le temps damay gis ni rek fépp foo nekk rek yàlla mën na la fa fekk parce que ñoom xam naa ne ñu ngi doxal fi ñu nekk te loolu la nit ñaan yàlla xam nga mais lii dafa am solo dama koy faral di wax artiste na am parcours
am palmarès. am biographie boo xamante ni tey bu ñu waxee lii ak lii ak lii. maa ngi tooñ sama benn xarit naan ko man de su ma nekkoon mbër comme ñun moom loolu en tant que artiste su ma nekkoon mbër tey. xam naa ni kër ga dina bëri drapeau. waaw parce que dama naan kat drapeau nangam cey diw maa ko daan ñaari yoon. na nga xam mais loolu quand même ku ma amul si ñun. donc dañu mën a rek wax suñu biographie fii la ñuy jaar et fii et c'est important ci artiste bi quoi. C'est important alors c'est une constance qu'on peut dire hein, parce que comme tu l'as dit boobu léegi ku ñëw fekk la fi peut-être ñeneen ñi dem nañ bàyyi la fi et tout ça mu nekk une constance. alors lan la ñu mën a jàppee comme secret bi. bon liggéey rek aussi nag di côtoyer ay grands. comme sànq ñu ngi koy wax comme Baba Maal. Baba Maal fu ma dem. xam na ko. mais fii may ñëw nii. woo naa ko d'abord ñu waxtaan ci tout ça. xam nga pourtant maa ngi doon def mu ne bon ok mais c'est bien ak yooyu après nga wax ma bu ñu koy diviser tout. xam nga donc loolu moo nekkoon ki affaire am moom xëy na. dafa toog këram mën a bañ a xam direct ba ou bien kii la rek. xam nga dara bu amee rek bu ñu ko saraalee ba pare sax. dama koy transfert rek mu xool ko. ak yooyu parce que nit ku nekk am nga idole te man. benn idole laa am muy Baba Maal ñenn ñi des ñëpp nag mun naan sama idole lañ parce que samay papa lañu. dëgg la papa Youssou Baba Maal ak ñoom Thione Seck yàlla ko yàlla yéem. Ismaïla Omar Pène et tout ça. parce que ñoom ñoo xàll yoon bi tey ba ñun ñu ñeme. waaye nag ku ne am nga koo xam si moom nga xool tey ba yàlla def la nii tey. jaarale ko si moom muy El Hadj Baba Maal sama papa. di sama xarit. aussi tout le temps mu ne ma yaa ngi may wax papa waaye man tamit sama papa nga parce que sama turandoo mu ngi sa biir kër. dëgg la waaw léegi donc sant yàlla. donc loolu mooy secret bi rek. liggéey aussi nag concentré aussi jéem a xool li nga xamante ni que xëy na. bariwul ñu si ñu koy parce que man yàlla dimbali na ma. ma nekk artiste. musicien. di composer sama bopp aussi. di nag laal aussi si beneen touche boo xamante ni bariwul xëy na sama génération ñu koy laal. donc man loolu laa gis ni ma affaire moo tax tey damay am chance su ma génnee si dëkk bi tey dem sous région bi. ou bien en Europe tey. dinaa mën a jouer ak ñi nga xamante ni vraiment beneen musique la ñu def quoi. effectivement alors il faut dire que man fekk naa le studio et j'ai vu quand même touche bi ngay indi tout le temps ci say compositions. même bu ñuy composer quand tu changes des choses non nañ def lii on sent nettement que ne am na benn affaire boo xamante ne mu ngi ci yow. alors après 15 ans de bon fu mu nekk ni ñu ngi ci 17 ans presque. mais bi nga defee 15 ans de carrière. nga soog a génne album. alors c'est des choses qu'on voit très 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 rare parce que booy léegi wala peut-être ku ne bëri rek album ngay njëkk a xalaat mais même am na ñu bëri il se disait ah bon kon Demba amul album. waaw des fois sax ndeysaan nit bëgg ma bëgg boo xam dafa naan ma mais sax album yëpp boo ci génn jënd naa ko. waaw jënd naa première jënd naa deuxième jënd naa kii bi xam nga. mën na ko ah bon mën na ko yow ko naxaa baax. xam nga donc c'est des choses yoo xamante ni. c'est important des fois nit ñi di ko bàyyi xel. muy que man dama yàgg am patience. patience bi nag mooy que. xam nga boo patienté boole ko ak liggéey. xëy na boo génnee dara yàlla mën na si def jàmm. effectivement album bi ma génnee. bi ma ko nattee ba mu nekk 15 ans de carrière. waaw dama ko calculer ma ne kon xaaral ma def ko 15 titres. après nag comme 15 ans de carrière 15 titres aussi mu nekkoon ci aussi 15 millions d'habitants. 15 millions d'habitants Sénégal waxtu boobu. ok parce que c'était en 2018 bi passé. effectivement ok après nag mu tudd 15e étage. 15e étage donc 15 ans d'expérience 15 titres. on était 15 millions d'habitants. et on finit album bi tudd 15e étage. ok d'accord donc je suis que pour wax rek ne liggéey la. te liggéey bu nekk dafa am bu nañ koy càmbar. ok des fois quand je parle avec des fois ñu ne non Demba da ngaa dooj da nga bëgg affaire mag et tout ça. ma ni des fois nga waxtaan ak nit sax nga xam âge am quoi. xam nga xëy na du ma mag noonu. mais nag vraiment nag xaw na am na lu ma jot a fekkee tuuti. ci jamono Talla Diagne ak Omar Gadiaga. yaay fàttaliku suñu jotaay bi la Pama naan te ma yow mag nga de yow man maa ngi fàttaliku bu ma nekkee booy dama daa romb yor guitare. effectivement dama ne ko mais Pama yow juddoo ko yow xale nga. non dama mës a dem Ngor. waaw fekk Pama di woy. waaw nekk xale bu ndaw ah. waaw muy woy man daa may traversé gis mu yor guitare man ñu ñëw ba si moom ma ne ko booy na nga def ça va mu ne yow xanaa ci famille kii nga bokk Ndiouga Dieng mu ne waaw. comme ça ok nii. waaw parce que dama ko dégg muy woy rek muy woy quoi. mais xam nga man koy wax keroog ak Père Guissé Pène. waaw nit bu amee doom. doom ji di woy. non foo jaar doom ji
am lu mu jël ci moom. effectivement tey ki Adiouza buy woy. boo dégloo ay buy composé. da ngay sentir Père Ouza. effectivement am lu werante. ok tey ku nekk boo xoolee tey fu Thione Seck Papa Thione wooyee rek nga dégg Wally Seck booy nga xam ni que. kii doomu Thione ok parce que loolu moom forcément day am. ok donc loolu moo tax fi Momo Dieng wooyee Pa Ma Dieng ak yooyu la Alpha Dieng da ngay gis naa. mën na ko yow xanaa ci famille Ndiouga Dieng bokk mu ne ma sam papa la ma ne ko ah. ndeysaan mu nekk xale bu sew bu tuuti nii xam nga. effectivement ngor jamono traversé ngor yooyu. nga xam nga jamono sorti après nag bon ci laa xat dinaa nag bon vraiment moo tax bu sant ci affaire bi. waaw mooy li may wax sànq garab ci kaw lay fekkente. dëgg la donc loolu mooy àddina. man aussi noonu laa fekkee samay mag ñoo xamante ne parce que ku ma waxoon dinaa dem tey ba def ay duo ak Baaba Maal. muy woy ma woy. ou bien ma déplacé ko soirée bu ma def déplacé ko mu départ ñëw. ou bien ma jóge fii Sénégal ànd ak moom en France di def ay affaire muy woy ñu joxante ay kàddu ci affaire bi yu rafet et tout ça. mais yoo xam ni yàlla moo tëddee noonu. effectivement ku ne sa carrière. effectivement man la lii day am d'abord après lii soo ko ñëw. alors 2 ans ou même ñu ngi dem ci 3 ans après l'album 15e étage tey boo ci doon def bilan lan lay nekk ci album boobu. bon sant yàlla parce que album moo ma yóbbu tournée. ok parce que 2018 bi. laa ko génnee décembre. janvier février mars avril mai ma dem Europe. ok ba mai bi ba juin bi yëpp maa ngi diggante Paris. Mantes-la-Jolie. Lyon. Suède. Bruxelles. ok ci laa tëgg ci dëkk yooyu. ci nekk. am na sax yeneen date yu ñu waxoon. mais comme dafa am dañoo calé woon ne que fii dafa am date yu ñu doon def fii. waaw amoon yu ñu signé woon fii. waaw te fii ñu ngi leen def promotion donc mënuñu toog fay kese quoi. ok après ñu dellu si waat. loolu moo taxoon sax continuer wuñu dafay affaire quoi. ci kaw loolu. ba tey ci album bi. ma amaat ci yeneen date yoo xamante ni moom laa waroon def ci 2019 bi. yàlla dogal nag je pense que si 2019 jàpp 20. le corona di waaj. le coroño ok. muy ñëw nag fekk maa ngi jàppoon aussi presque ay 7 dates. waaw diggante Espagne Las Palmas xam naa ñoom xaalis ñu ngi koy seetaan xam nañ li may wax. donc festival boobu nag li ma gën a naqari ci corona loolu moom ci la bokk. festival boobu. ok corona li ma ko gën a meree. loolu ci la bokk. parce que festival boo xam ne dañu jàpp nañ suñu date. réservé suñu salle ba ni may wax ak yow salle li ñu ngi ko réservé en Espagne. ba léegi. ok mais comme grande salle yi ubbeeguñ ko woon. maa ngi dégg sax ñu naan des fois bàyyi nañ ko ba ay 1000 places. 1000 personnes comme ça waaw. donc mais nag vraiment. ñu ngi commencé leen tijji waaw. ok di xaar affaire ya yaatu. ñaan yàlla mu dem quoi mais pour wax rek tourné que album bi. loolu yëpp jur na ko. te vraiment am na sax morceaux yu ñu découvrir parce que nag 15 morceaux la. 15 morceaux la. ok et on a vu que ne petit à petit sénégalais ñu ngi continuer di découvrir yenn morceaux d'ailleurs on va en parler tout à l'heure dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti alors on va rester sur ces 17 ans de carrière ñu waxtaan ci ñaari moment yoo xamante ne bi ci njëkk booy moment bu fort boo xamante ne c'est très fort durant ces 17 ans ça t'a marqué xëj na sax tuur nga ci ay rongoñ xeex nga ci je sais pas xuloo nga ci mais moment bu fort boo xamante ne daal marqué na la. ci sama àddina ou ci musique bi. ci musique bi ci 17 ans de carrière yi. bon non man nag xëy na des fois quand tu travailles. ci benn affaire nga nekk seul. dafa xaw a saa bu ma xalaatee grand jigal. benn mail bu ñu doon partagé ni waxtaan ni mu tuddee ko moi seul. waaw sama xel day dem tout le temps rek su ma nekkee si benn liggéey. ma xam ni je suis seul quoi ci lii. ok sa xel day dem ci loolu. xam naa na xam ne waaw parce que li ma xawoon kii tuuti mooy. dama doon xaw a am tuuti nag genre dara lu may xaw a des fois nga nekk artiste. du nekkoo ci loxo kenn. ngay fight. pour exister yaa ko defal sa loo def yaa ko defal sa bopp. waaw xëy na sax léegi réseaux sociaux bi moo ñu xaw a jàppale. digital moo ñu xaw a dimbali tuuti quoi. mais dafa xaw a doy waar parce que léegi musique dafa am fu mu toll. boo wéeroo nag nekk ci label. te boo amee sax remarque tuuti xam ne ñi nekk ci label yi.
la plupart. ñooy ëpp visibilité. non en fait dañoo am label am télé. c'est-à-dire am na artiste dañoo am label. am télé pour ñu gën ko leeral. foofu ngay waxee. ok même bu ñu amul label am télé. xëy na kii gérer label bi. dina am nu muy liggéey ak les programmes yenn télé yi. effectivement seen artistes ñu mettre leen. en valeur mettre leen au devant. xam nga te quand tu travailles nag seul. donc nekk ko ci benn loxo. dafay métti li may wax nag xëy na xaw na nekk xëy na lu nekk ci ginnaaw tuuti parce que man tout le temps rek dama doon def nii quoi. ok kon daal amul benn moment bu mu mës a dara metti nii ba nga jooy. non ko metti ba ma jooy non non. ba nga craqué ba nga caalit juste rek des fois nga gis ni. des fois affaire de autant. affaire de maanaam ñàkk foo wéeru. waaw la am lu bari lu mu la xaw a tënkee ci sa côté liggéey quoi. parce que boo xoolee. at yi ma def ci art bi. non jeunes yi defaguñ ko ci de. dëgg la booy defaguñ ko si defaguñ ko moom déedéet xam nga te yàlla nañ ko si def. amiin am ci lu ëpp loolu. amiin dégg amiin mais des fois daf ma doon xaw a metti ngay bëgg dara mu wóor na ni lii mën nga koo def. mais teguñu la ci place boobu indi nañu keneen parce que xëy na am na wéeruwaay. xam comprendre bu baax bu baax xam nga mais quand même comme jooy. ak yooyu. caalit daal suma arrivé parce que pour man yàlla moo fi nekk quoi. mais man temps yii la dégg naa bi ñu piraté sa compte YouTube da ngaa xam. ah non piraté compte YouTube bi dafa am lu koy indi woon mooy que man dama am accès ci sama compte YouTube. waaw xëy na du ma dugal les vidéos. mais damay dugg des fois di vérifier di xoolee tout ça. mais dafa tombeek da xam naa ne benn benn séeréer rek. mu jékki-jékki envoyé ma lan modifier xaw ma votre mot passe nan ma dugg modifier ba pare mu ne xaw ma lan ma accepté oui ndeke oui bi nag mooy jël na compte ba non mais musuma gis lu mel noonu. may dawal man daal ma xëy rek ma bëgg a dugg sama compte ñu ne ma le mot de passe a été modifié mu ñu modifié jékki-jékki ñu dugal ci ay chinois ma waxati dara compte ba nekk privé amatuma accès ci compte bi ma def tout waa YouTube may envoyé ay mail ay nagam sang waaye ñoom it kii envoyé mail xamuñu ko dañ lay laaj information yi effectivement ubbi naa sax beneen compte juste pour xoolaat mais li metti mooy que compte boo yor presque 9 ans waaw ak li ci nekk yëpp xam nga ko perdre noonu après bon ma ne c'est compliqué ma topp ci rek topp rek après jékki-jékki ñu jox ma sama mail bi ma joxee mail bi ma ne kon xel a ngi dal laajal ma information ma joxaat leen information parce que ñoom it nag ñoom dafuñu waa YouTube américain yi ñun dafuñu dañoo xarañ de parce que xam nañu lu def ay at ak lu nit ki jël ça fait même pas 15 jours dëgg la ok ma leeral leen nag nga xamal leen jour bi ñu ko jëlee jour bii la heure bii la lii mooy sama email lii mooy sama numéro téléphone lii mooy sa ay dégg ok ñu ne ma bi ñu koy jël lan lañ la wax ma ne que dañ ma ne naa modifier mot de passe bi ban heure la man leen heure bii la ban heure nga dugg ci compte bi xam ni kii nañ ko mëne ko heure bii laa ci dugg ñu xool ne kat man leen ñu ne ma kañ nga ko ubbi woon man leen 2012 xanaa leer na yàgg na leer na waaw li question bu ñu ko laajoon sama waajooju xam nga ni xam du tontu loolu. déedéet du ko tontu. après ci lañ ma ko joxee. ba pare tëj compte bi. ok. man laajte wax ñi tax ñu ne ma parce que dañ ci dugal ay contenu jàmbur. ok man leen waaye lépp ki ko def rek mooy ki ko jëloon. parce que man aw ma droit def ko mosuma ko def. te boo xoolee bi mu ko jëlee la ko ci dugal ñu xoolaat ni bi mu ko jëlee la ko ci dugal. ñu ne ma kon lii mooy sa compte ñu jox ma ko. ñu effacé yee ñu bàyyi la ak sa compte. ñu effacé waat lépp jël ko ma ne alhamdulilah. alhamdulilah. parce que nombre d'abonnés pour am ko sax problème la. problème bu rëy la ma dem ba am plus de xaw ma 54000 presque léegi ma egg 100000. waaw abonné benn waay bu jógee fële. weer bu biiram fees na. alors les moments les plus forts qu'avec côté mbégte je pense que wax nga ko sànq ça reste le Mali. le Mali moom ça t'a beaucoup marqué. et est-ce que am na ci leneen aussi loo xam ne bis boobu daal bég nga trop. mbégte nag mooy sama première fois. aussi ma def sama le grand Jigel teewee na ko. ndeysaan ku baax Jigel. boobu mu ngi nekk naa cité boobu mu ngi nekk Sen TV. waaw ma def sama Sorano. comme chaque instant dama doon def ay soirée ay concert buntu kër ay yooyu ak yooyu. ma ne Pendo man il faut ma def a Sorano. ma Sorano ak yooyu mu wax ko benn grand bu nekkoon foofu bugguma citer turam. grand bi ne ko mais Pendo est-ce que doo wax sa rakk bi mu dem yëngu leen. xam ma ne Pendo noonu xam nga léegi nag grand Jigel damay daw ba si ak moom allo booy fils ci loo nekk booy mbaa ticket yaa ngi dem. mbaa affaire yaa ngi dem bon mu may kii quoi mais mbaa affaire yaa ngi dem mu ne waaw mais baax na booy kii dina dem rek xam nga bon 22h salle bi fees xam nga ma ñëw boobu nag laa mës a joué jooy
parce que dama gisoon benn jour Wally Seck joué benn affaire. ñu wane ko si kaw scène bi muy jooy quoi. ma ni mais attends Wally mais li fa waroon ree quoi. muy jooy nekkee xaw ma woon émotion boobu. ma invité invité Pape Diouf. invité Carlou D. bi Carlou D ñëw nag tombeek may woy sama yaay. mu ubbee morceau bi Carlou aussi ñëw aussi moom aussi yaayam dafa génn àdduna. ñëw di woy yaay tombeek sama yaay toog. sama papa toog sama famille toog et tout ça daal. li ma war génnee sama rangoñ xaw ma lan la. parce que mbégte am na salle bi fees na. te am na ñu doon wax naan est-ce que dina fees ou du fees et tout ça xam nga. vraiment daal loolu moom bokk na ci lu ma gën a neex. après ma pare def ko beneen année deuxième. troisième année. def ko ba quatrième année dem dama ba léegi bu ñu ne Sorano man leen non pour fees bu leen ko werante. day fees nañu werante si spectacle ban moo war a gën a neex. fees moom garaaw day fees mu ngoog merci beaucoup nous sommes toujours avec Demba Guissé c'est Tok To The Cas moom ngeen di seetaan. Pendo nekkatul ku ñuy présenté Sénégalais yi donc ñëpp xam nañ ne c'est ta sœur. alors quand elle parle de toi lan nga yëg. ñoo bokk nday ak baay. des fois ñi laaj ma yéen ñaar ku mag man leen non loolu nag problème la. ñu lu tax ma leen parce que des fois mu mag ma des fois ma mag lu tax ma wax leen loolu. parce que dama koy corriger. ok. yenn saa yi mu corriger ma. je pense que ma rek noonu la quoi. dëgg la moo nàmp jox ma nàmp. moo ma mag yaa topp ci moom. ok moo ma magee ñaari at. je pense xaw ma ñett. mais quand même sama xarit la. gis nañ loolu mën naa ne sax des fois yu bari comme man damaa xaw a nekk artiste bu xaw a cool. waaw yaru aw ma problème. man du ma xuloo du ma xeex. waaw moom nag moom boo ma touché nii. non mu dal sa kaw. xam nga moo tax sax des fois damay bëgg mooy sa mooy sa xuloo kat. ok des fois damay bëgg sax yenn yi ma bañ mu yëg ko. ndeysaan parce que bu yàggee bon. mën na tout le temps xam nga ak yooyu xam nga te aar bi dafa xaw doy waar. dëgg la des fois am na yu bari yu faral di am ci suuf. mooy yu may wax sànq rek. donc mais damay wax ni bon amul problème quoi. ok mais quand même moom sama xarit la sama gaayen la et nit bu ngeen bokkee ndey ak baay. nii rek ngeen mën a mela parce que am na ñoo xam bokk nañ ndey ak baay te duñu wax. xam ne bokk ñu ndey ak baay mais dañoo xam ne ko xaw a rusante savoir la ñuy waxante xam mais man su ma xiifee maa ngi kër Pendo su ma maree maa ngi souvent sax dañ naan ay tofu duñ juboo. effectivement dañ naan ñu toppante duñ juboo. ok loolu nag bi ñu nekkee xale la woon quoi. parce que dañ doon xeex ak lu nekk quoi xam nga mais bi ñu màggee ne ku nekk majeur donc et tout ça. bañ na ko ba su may dem ci si programme nii. daf may wax lan ngay sol lan ngay def et tout ça. sama jabar buy génn sax. moom day yëkkati yére. wala yëkkati ay greffage yëkkati ne ko non bul sol loolu solal lii. jëlal lii nga sol ko. donc kooku aussi vraiment. mu ngi lay encourager. nga gën a góorgóorlu sa sëy. effectivement comme aussi mu ngi lay encourager aussi nga gën a góorgóorlu sa liggéey. parce que vraiment nag des fois nañ jàppante ba mu metti nag ma raar këram bu ñu xulóowee moom damay raar sama këram du ma dugg këram bu ñu jibawee rapidement moo woote nag sabaa na ngeen def lu fa am dibi wala yooyu xam ne waaw ma ñëw su ma lekkee ba pare julli tegaat naa sama tegaat naa télé bi donc sama xarit la quoi. et je pense que mag ak rakk moom. noonu la war a mel quoi. donc tey ñu bari sax dañoo bëgg. ndax ni ñu mel man ak moom quoi. surtout bu ñu defee suñu morceau doole mbëggeel et tout ça. donc sénégalais yi vraiment kontaan ci loolu. donc parce que bi ñu ma sama benn grand mère pourquoi nga jël morceau mbëggeel nga wee ko mënu ko woon jël ak keneen nga xam ne sax mag bu bokkal ndey ak baay. ma ne ko mbëggeel googu sax moo gën a dëgër lool. sax mbëggeelu ay dama la nopp ak. wallaay ma ne ko en général boo gisee ni que ñoo bokk ndey ak baay xam ne mbëggeel moo fa war a am. moo fa war a am alors on va rester ci waxu famille. Parle-nous un peu de la relation avec tes parents. yii sama papa sama copain la moom. sama papa xam nga dañu papa boo xamante ni sama papa xam biir bi dafa rëy. des fois damay ñëw ka mu ñëw fekk ma sama biir bi xam mu dóor ma nii. commencé xam nga ñi jàppante et tout ça xam nga. des fois ñi léwétoo. parce que ñun papa yooyu la ñu am quoi. macha allah suñu papa suñu xarit la quoi. mosuñu am problème benn suñu àdduna. ok suñu papa sa papa lu ma gën a bëgg moom. muy ay lépp. ah bon waaw sama papa moom xam nga des fois dañuy añ sax jékki-jékki muy wax xanaa di wax di laaj mu ne ko si baaba yow nag problème bi mooy dañuy añ nga bëgg a wax kii mu nekk xam nga mu wax ay mu saaga ma wax lu ko neex xam nga ma ne ko sa problème mooy dañuy añ nit ñi noppi nga bëgg a nekk bëgg ñu rey nga wax bu bari xam nga parce que suñu papa la suñu xarit la et je pense que amour yooyu c'est important yooyu dafa doy waar xam nga dafa am solo suñu yaay moom boo gisee lu tax demuñu université. man ak Pendo. ci moom la. ok da nga yeewu sa maître ne la
nga tardé sa maître nga tàllal sa loxo temps la mais nga ñëw ne sa yaay dóor na la mun la kon bul jàngi wat suba. comme suba doo dem. sama yaay da ngay yeewu. que non sama loxo bi day metti mu ne la joodo toogal. kon xam nga kooku moom xanaa kooku moom. lu doomam bëgg. loolu la bëgg pour wax la tuuti ne que am ñun dañoo am benn complicité. Pendo dëkkuñu mu ngi dëkk fële boo côté Sicap Foire. waaw mais chaque jour mu ngi kër ga. dem mu ngi kër ga ba 2h du matin day toog ba si àgg. parce que ambiance kër gi daf koy neex. mu ngi kër mais day jékki-jékki allo oui yow maa ngi lay xaaral ñu ngi suñu kër depuis 11h xaw ma 22h ñu ngi fi toog foofu lay reeree lu si ëpp. ba 1h du matin fekk maa nit ci dëkk bi ma di taxawaalu. xam nga léegi damay ñëw ba démb si guddi damay ñëw fekk ko vraiment mu ñëw. di tombeek muy tàggoo mun ma gis nga saa su ma ñëwee. yaa ngi dem. pour wax tuuti ne que famille bi noonu lañ mel. en plus suñu doomu baay. man sama doomu baay. sama tante. sama papa sama yaay aawa la waaye sama yaay ñaareel la sama papa sama ñaareel la papa bi mooy Kaja quoi. ok. moo ma gën a dimbali sax. macha allah ci may làkk pulaar. ok kon nee naa sànq sama yaay wolof la. waaw moom aal pulaar la. ok sama tante mooy sama wujj yaay. ndeysaan. mais kooku mën naa ne mooy sama yaay. macha allah sama papa dafa naa ma kii de lu mu la ñaanal moom day dal parce que moo la dàmpal moom moo la yar. dëgg la moom si kotam sax laa gën a féete. ok parce que bu njëkkoon da ngay gis ñu naan ay doomu baay ak. ay nang loolu amul suñu kër. dëgg la. samay rakk. ak samay mag. doomu bàyyi. ñoo nii lañ def suñu kër amul partage kii amul ñii fii lépp benn la. sama tante sa avant may génn. day fëgg sama néeg moom kese moo ko sañ këng kaay jox ma balaa ngay génn. waaw xam nga man sama yaay dafa naan non garaawul bàyyi ko mu noppal xam nga sama papa sama tante daf ma yee jógal gaawal damay dem xam nga sama tante sama wujj yaay la. loolu moo am ci suñu kër. macha allah bu neex sax. neex la bu dee yaakaar ay géwél lañu. sama am na ay rakk yu tëgg ok Pendo mu ngi def ay taasu. waaw maa ngi def fooy sama beneen rakk moom mu ngi def bu ko neexee rap bu ko neexee def lu ko neex. donc sama papa aussi xam nga. boo duggee internet dañuy xool bi Korité bi site internet ñëwee suñu kër. sama yaay moo jiite woon fecc bi. moom ñoom Pendo et tout ça. ndeysaan donc ñun noonu la ñu mel. c'est très beau donc famille boo xamante ni vraiment daal. bu extraordinaire moo tax que ba tey. sama kër laa dëkk. man sama kër papa. yaa ngi ko ba léegi sama doom ok. luwee jiwuma maa ngi sama kër papa. ak sama jabar ak sama doom. ak samay doom Baaba Maal ak Mouhamed. sama papa sama yaay sama rek ñëpp ñoo bokk benn kër. alors balaa ñuy dem page de pub. Demba Guissé en tant que papa. père de famille laa nag am naa ñaar de. waaw. ñaar yu baax ku rafet. Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam nduru papam. Baaba Maal nag moom perturbateur la moom. fu mu jëlee perturbation yi. turandoom nee na noonu la meloon. ah ok kon ci turandoom la ko jëlee. turandoom la woon xam nga te samay doom. mais jigéen la di jigéen da koy wax de. ah non Baaba Maal nee na ma nu Baaba Maal bu ndaw mel rek. man la. ma ne kon baax na mais quand même noonu la ñu mel foofu. vraiment sama jabar aussi. effectivement nekk bu baax aussi Fatima sama gars yi léegi ni mu envoyé message et tout ça. ñu partagé. xam nga mais samay doom. dama bëgg doom. ndeysaan. sama doom kenn du ko dóor. kenn du ko def dara bëgguma ku kekkantoo ay xale. sama doom. lu mu def dama ko doon faa def mu xam nga ne xale dama naan lu mu def. bàyyi leen ko lu mu toj. su ma ñëwee duñ ko fay waaw bu kenn dóor bu kenn saaga bu kenn bumax bàyyi leen samay doom. ndeysaan noonu la amee moo tax samay doom wax dëgg yàlla kenn du dóor kenn du saaga. mu ngoog alors tout de suite avant de terminer am nañu ay questions réponses yu ñuy am balaa ñuy waxtaan ci li ñuy tëjee dañuy dem def une pause def une page publicitaire et puis on revient toujours ci Talk to Zeka. Africom, c'est le système canadien. Venez apprendre les métiers et techniques audiovisuelles, les arts graphiques, le journalisme reporter d'images. Deuxième rentrée scolaire à Africom AV en cours. Inscrivez-vous vite, nombre de places limitées. Bienvenue dans le monde du son et de l'image. De retour sur le plateau de Talk to Zeka ñu ngi fii ci Au Resto comme ni ma ko waxee ba léegi rek Au Resto mooy restaurant bi nekk fii ci suufu RDV muy un cadre boo xam ne macha allah boo leen fi ñëwee rek di ngeen fi mën a xewlu daal di waaw bëggee et puis y a beaucoup de choses qui se passeront ici très bientôt alors Demba. lii nag ay questions réponses la yoo xam ne da ngay choisir.
su ma la leen lii wala lii nga ne ma lii. ok d'accord. polygamie ak monogamie. man polygamie parce que doomu jullit laa aussi. ok kon mën nañ xaar nga takk ñaareel. ba ñeent. ba ñeent. ah oui. ah dem Fatima ngi lay seetaat. Fatima moom xam na loolu man nag du ma kii man suis musulman. donc man bëgg naa lool. ok ok. sport ak cigarette. sport no smoking. no smoking. non non musoo tox. musuma ko café musuma ko kii te dëkk naa foo xamante ni vraiment mënoon na ma gën a yomb. musuma ko def. ceeb ak ñaari cin. ñaari cin maafe. maafe mooy sa plat préféré. mu saf sàpp kay. d'accord. sama jabar bambara la. alors je dirais chaussures de sport ak chaussures de ville fi mu nekk nii yaa ngi sol chaussures de sport xaw ma nag. bon man nag ça dépend rek ak lu may sol. parce que chaussure de sport. des fois mën naa ko sol ça dépend ci lu may sol ci kaw rek quoi. chaussure de ville nag j'aime bien parce que damay bëgg des fois sol lu xam nga lu cool. xam nga parce que dama bëgg affaire bu simple quoi. ok. xam nga ñaata daal nga am. man. bon xaw ma ko nag xaw ma ko de. xaw ma ko de mais nag bokk ma ci góor yooyu xam te boo duggee seen kër dal yi day bëri. bëri non. ok man kii wu ma yooyu quoi. xaw ma des fois may gis des fois su may dem sama xaritu artiste wala sama yenn xaritu animateur da ngay dem seen kër yëpp day dafay dal lépp daal la. man nag man vraiment daf may xaw a jaaxal daal man des fois damay dégg ma yaakaar da ngay jaay daal la wala. kon de man boo duggee sama ne xam naa da nga naan est-ce que sànn nga lay liggéey. man nag looy sama problème amu problème boobu. alors yaa ngi takk montre yaa ngi takk lunette. ñaar yi ban moo la ci gënal ban nga mën a génn bàyyi ko ci kër gi. bon mënuma bàyyi verre nag. lunette daal laa gën a favoriser. que montre. montre nag bi ma ko favoriser yàggul parce que dañoo ko forcer. ok mais depuis ma takk ko nag. gis naa daal day wéttal loxo quoi. waaw day wéttal sinon ay jara laa ci def ak yooyu quoi. ok d'accord alors dernière question solitude. ak maanaam nga nekk ci see bi muy xumb. ak nga nekk yow kese solitude ban moo la ci gën a. lan nga ciy préféré en fait. ci côté scène wala. see bi mooy comme nekk ci mbumbaay xumbaay dem ci gars yi déconné wala kër gi en famille ñëpp di déconné daal maanaam xumb gi ak yow kese nga nekk solitude bu la ci gënal. donc mais nag ça dépend de. xam nga déjà nee naa la man kër famille laa bëgg te damaa bëgg ambiance boobu. waaw mais aussi dama gis nga su ma tëggul. su ma deful dara. mais dama bëgg lu calme. ok waaw man moom des fois sax ma dugg nii sama kër wax dëgg yàlla sama jabar bu benn affaire bu waddee rek mais mais après daf may déranger quoi. bon ça dépend ci moment bi quand même. mais nag comme dëkk nii fu wéet nii man kese nii. solitude boobu nga wax noonu. non j'aime pas. tu n'aimes pas daf may ragal loolu daal damay ragal. man daal fu ma gis nit ñi à côté. sa xel ni daal. mu ngoog merci beaucoup loolu moo nekkoon quelques questions réponses yi alors on va terminer avec. Ayo Bébé de l'album 15e étage qui nga génnee vidéo bi. pourtant album nekkul ci album bi. nekkul ci album bi. non. ok wax naa ko sànq nee naa la kii album bi dama ko génnee parce que mosuma génnee album. ok ma génnee ko parce que war naa génnee album. ok mais album Sénégal wax dëgg yàlla saa yi. li yàlla xam doy na. ok jamono Omar Gadiaga Talla léegi amatul. Talla Diagne jeex na da ngay génne léegi rek sa album léegi di wut koo koy jaay di nekkate envoyé ko. WhatsApp bu yàgg na da ngay ñëw fekk mu ngi animé. barki yàlla donc surprise du amati. dootul amati léegi nag ma bàyyi morceau yooyu di ko dawal ndànk-ndànk. génnee fii parce que Ayo Bébé dafa nekk au diapason. ok ma ñëw fekk si gars yi si diapason bi. nekk parce que des fois wooy da ngay natt sa bopp. xool ni lan moo xew. ak lan moo war a kii quoi boo terewul nag am naa sama registre boo xam ne man lan. Demba Guissé la. mais nag dama jël Ayo Bébé juste nag pour wan ne gars yi fii nit ñi nekk nii. mën naa fa ne. ok pour ñëw nekk au diapason. pour def si affaire ak yooyu quoi. parce que nag un artiste aussi dafay large. ay si liggéeyam dafa war a large. effectivement moo tax mais Ayo Bébé bokkul ci album bi. ok mais ñu gis Ayo Bébé mu génne pour la première fois wala su ma juumee nga ne ma da nga juum. Demba Guissé nekk tendance YouTube ay fan. waaw xam nga comme ni ñu koy waxee rek wax naa ko sànq. léegi digital dafa am solo. waaw daf ñoo dimbali tey mën naa ni Ayo Bébé. bon xëy na animateurs yi ñu ngi koy teg. et tout ça. mais xam
majeure partie bi ko xam. ñu ngi ko xam lu jëm ci ay TikTok Instagram ak YouTube ak yooyu quoi. parce que nag léegi loolu bokk na ci lu ñu dimbali waaw. effectivement moo tax léegi artiste jooyatul ay diw tegatuma. xam nga léegi yooyu dafay faral di am léegi. effectivement xam nga pour ñu teg la moom des fois. yàlla xam doy na ci ñenn ñi. mais quand même yàlla dimbali nañu. ba tey am na morceau yoo xamante ni yow déggoo ko rajo de. déedéet sa téléphone nga toog nii di ko. déglu waaw effectivement am ñoo xam ne bu ñu xëyee duñ tax di déglu rajo. waaw bu ñu xëyee déglu journal bu yeewu bi xam ba xam. am na ci réew mi pare nañ ci donc ñoo moo tax may wax tout le temps rek. ñi nekk ci affaire yi. rajo yeeg télé yi. boo rajo yi sax di moins ak yooyu. ñu bañ ko def guerre. àddina amul solo. dëgg la musique léegi yow ñëw jàll. communication li ñuy woowee communication classique rajo télé ak communication digitale bi. bon ñaar yi ban nga ci kii. ñaar yëpp baax na. ndax bu ñu sotowee artiste bi day am lu bari. bàyyiwuma ci benn. temps moom gis naa la nga saf sàpp ci TikTok bi. ah waaw TikTok bi loolu la may wax rek. yaa ngi koy toj de. damaa touché foofu noonu te bàyyiguma ko parce que nag je suis l'ami de tous les animateurs. dëgg la suñu xarit animatrice man ñëpp samay xarit la. dëgg la ma benn problème ak kenn dégg xam nga waaye nag ci wàllum ay teg ak yooyu. aw problème parce que man par exemple tey boo yoree tey sa. mais xam nga la mooy problème parce que bi ñu fi toogee ba léegi sa téléphone bi li muy sonné yëpp ay animateurs ñoo lay woo. animateur waaw c'est animateur fii ak fee ak feneen. du gis téléphone bi sax léegi mu ngi sonné mais ay DJ laay gis naa fi ñoom Nicolas. c'est vrai non wala Fajiri. xam nga li muy wax léegi. waaw c'est yàlla boobu mooy loolu. xaritu animateur yëpp la. macha allah animateur bi animateur léegi yaa ngi may wax naa ma Safia et tout ça. Safia Diatta sa xarit la man noonu laa mel man dama baax man. mais est-ce que xam nga ni ci yow la. non noonu la mais waxuma wax keroog benn waaye di ma ree ma ne ko man dama baax. balaa da ngaa baax gis sama xol bi dafa rafet. da ngaa baax da ngaa baax wax ko fépp ko gën nga doomu jigéen nga. aw nga dama wax keroog sama benn waxtaan. dafa am sama benn morceau mooy génn boo xamante ne boobu ça part de moi. ok mais xam naa dina xaw a bizarre ci gars yi bu ñu ko dee dégg quoi. mais je suis une personne spéciale. man dama baax trop. ndeysaan kooku man xam naa ko. te nit bu fa bu ko waxee ñu ne waaye mais waaye du bàyyi ba ñu waxal ko ma xaaruma kenn. xam nga sa bopp. dama koy wax. parce que dama baax sama xol bi yaatu ma rafet. donc sama xol bi rafet. donc tout ça aw ma problème mu. yooyu. man fi ñu toll nii. surtout ci aar bi nii li ma nit gën a soxla barki salaatul fatiha ma bàyyi ko yow àdduna amul solo. dëgg la àdduna yàggul. yàggul lii dañ koy ñëw nii rek yàlla mën nañ jaar fii rek. xëy na yàlla mën dogal sax suba ma bàyyi ko mbaa keneen bàyyi ko. wallaay dëgg la donc na rafet rek. di ñëpp am jàmm. c'est important alors balaa ñuy tëj parce que AOB bi foog nga acapella ñu ko tuuti rek parce que dafa neex mais boobu bu ñu tëj la en tout cas kontaanoon naa trop ci waxtaan bi c'est toujours un plaisir di waxtaan ak yow comme tu l'as dit yow suñu xarit nga xaritu animateur yëpp nga et puis nekk mais nag comme li ma la wax rek ci yow la parce que animateurs yi tamit am nañ fulla gu toll ni artiste bu amee yenn comportement tamit ñoom tamit ñoo am nañuy doxaleek moom mais comme que ñoo bokk liggéey bi nañu jàppante rek lépp nice donc balaa nga ñuy defal acapella AOB bi lan mooy nekk kàddu gu mujj gi kàddu bu mujj bi maa ngi émission bi remercier ñëpp équipe bi aussi parce que tout le temps ma koy faral di wax quoi chaque jour ñu remercier animateur bi remercier kër gi waaye nañuy remercier caméraman yi ak monteurs yi équipe technique bi parce que ñoom ñoo nekk dans l'ombre liggéey bi xam nga ñoom ñëpp maquilleuse et tout ça parce que des fois ñoom demoon na sax ba mu bëgg leen génneel wooy ñoom bon non sérieux yàlla xam na loolu lu ma def benn émission si benn télé man ma koy wax quoi ñu leen bàyyi xel ñoom ñeen si technique bi dëgg la des fois dañu taxaw bu yàgg nit wax bu mu jeex te boolewu ci les caméramans boolewu ci techniciens yi boolewu ci ñi nekk ci régie bi et tout ça ma wax la benn anecdote bu ndaw nit daf maa wax ne Zeka la moo tax dooy bëgg di tardé sa liggéey ma ne ko parce que dama respecté techniciens yi parce que man avant may ñëw ñoom ñu ngi fa su ma paree fa laa leen di bàyyi kon man waruma tardé wallaay xam nga moo tax ma leen di remercier ñi ne ci régie bi yëpp di leen remercier le grand Jigal di remercier ñëpp nag RDV fépp télé yëpp donc di leen remercier nag aussi naan la yow aussi nit ku baax nga parce que nag vraiment nag quoi qu'on puisse dire nag ndaanaan nga nag man bu ma la gisee RDV ndeysaan dama may tànde biir si buntu kër gi dégg nga loolu guddi dama ne ci ci sama waa ji fu mu nekk rek vraiment foofa gën a dox yàlla na gën a dox ci barke yonent bi donc di leen remercier aussi naan leen que fii rek
maanaam lii rek. maanaam dafa neex quoi. parce que am ñu soxla Demba Guissé. mais au resto fii foog nga def fi dara de restaurant. au resto waaw c'est vrai man dama dugg damaa tiit man dama duggee dama wax grand théâtre laa dugg ma ne ok nekk du grand théâtre. il faut ñu def ay laaj yu baax mais quand même surtout ay spécial baax na si quoi par exemple ay Korité ay Tabaski ay Nangam ay Saint-Valentin ay 31 décembre xam nga gars yi ñëw def nii live toog artiste bi toog waxtaan def ci non dina am solo trop. dina am solo waaw parce que fii vraiment kër gi extraordinaire. mu ngoog merci beaucoup Demba merci beaucoup à toute l'équipe technique Abdou Fall ak ki nga xamante ne mooy Khali maa ngi leen di remercier bu baax a baax donc ci njiitalu Jean merci beaucoup à Jigal Mouhamed War Diop donc toute l'équipe ak ñëpp ñi nga xam ne tout le temps ñoom ñooy jàpp ci liggéey bi ba mu daal di yemb ñu ngi leen di remercier li moo nekkoon seen émission Talk to Zeka nag mooy lii dinañ waxtaan ak ndaanaan dinañ waxtaan ak kilifa yi dinañ waxtaan ak ñëpp histoire tout simplement ñu gën ko yaatal. mën naa remercier Moussa Sy maire. monsieur le maire. waaw Moussa Sy foog nga remercier ko démb damaa dégg mu def lu am solo. ndeysaan xam nga man damaa bëgg kuy jàppale culture. muy théâtre de musique ak lu mu mënti nekk dama ko bëgg. démb damaa dégg ne dafa dajale ay artistes comédiens. pour fête de la musique. parce que nee na léegi dafa bëgg a def fête de la musique autrement. et c'est important. dama lay wax sànq moom laa la bëggoon wax. gis nga d'ailleurs Jigal foog ñu seeti Moussa Sy ci loolu. fête de la musique boobu c'est très important. c'est vrai man sax j'aimerais bien que après. ngeen ñëw. ñu waxtaane ko ak Moussa Sy bu ko defee parce que aussi bu nga def liggéey bu am solo. c'est important. et ñun dañ doon am problème mu am fête de la musique. xam nga def yëpp di ko def. mais Moussa Sy vraiment. ku xam. nit rek xam ne nitu dëgg la quoi. donc nit la bu def nii quoi. donc ku liggéey bu fekkee liggéey rek la tax a jóg. non Moussa Sy day ñëw ànd ak yow ci loolu bañ a doon waa Parcelles dara quoi xëy na nag des fois coow mën na amee feneen ak feneen. mais ñun ñu fa nekk en tant que artiste. parce que bon Moussa Sy nit la boo xamante ni que il faut que nga xam nga xam ko nga mën ko juger ci dara quoi. c'est une personne très modeste. mu ngi nag jàppale bépp. mbootaay bu nekk ci parcelle moo xam lépp loo defan culture lamb moo xam way nabiyen yi ci weeru koor bi gis naa mu defal leen spectacle son et lumière et tout ça mais est-ce que gis nga son et lumière bi nekkoon foofu gis naa ko dafa pare ma di ko woo man damaa wàcc liggéey fii pare émission di ñibbi romb ko taxaw seetaan tuuti doog a ñibbi dama traversé bu ma gisee sonorisation bi man pour man nekkuñ ci weeru koor man pour man waa kii ñoo fi ñëw mooy règlement nii fële waaw Morgan Family sonorisation bi extraordinaire donc Moussa Sy daal yàlla dafa ko jàmm ñu ngi waaj affaire yu bari Parcelles inshallah rabbi dafa am lu ñuy woowee en route vert dañuy décentraliser émission yi génn ko télé bi yóbbu ko ci ay gox léegi dañ koy génnee RDV yóbbu ko Parcelles Assainies monsieur le maire Moussa Sy dañuy ñëw seet si la ñu def fa en route vert spécial li nga xamante ne mooy Parcelles Assainies fête de la musique beeg lépp li nga fay def inshallah ñu ànd ci ak yow nañu neex trop et puis voilà ñu def ay plateau spécial yu nice ci fête de la musique bi lépp loo xamante ne rek kii ko donc loolu ce sera avec plaisir merci beaucoup monsieur le maire mu ñu ñëpp waa Parcelles lañ man maa ngi unité 20 yow yaa ngi unité 7 jeex na donc macha allah donc ay ñoom Ox xam nga Parcelles dafa bëri ndaanaan Ox moom moo yar président moom moo yar ok donc macha allah donc ñooñu ñëpp ñu ngi Parcelles di nuyu waa Parcelles yëpp di leen kontaane alors xanaa nga may ñu ayo bébé rek clap rek sa chéri bu dee jooy de ko jox lu ko gën a neex ndeysaan sa chéri bu lay xool de ko wax lu ko gën a neex ci yow maanaam kon ne ko ayo bébé ndeysaan ne ko ayo bébé ne ko ayo bébé ayo bébé. Merci beaucoup Talk to Zeka vous revient très bientôt bien sûr sur la RDV jërë ngeen jëf.